internet Casamance Actu TV amati nañu mbégte jàkkaarloog yéen suñu chaîne YouTube bi nga xamante ne moom mooy Casamance Actu TV yéen a ngi seetaan seen émission taxaw sama gox tey ñu am mbégte ñëw fi nga xamante ne moom mooy quartier bu Alwar bu Ziguinchor ñu war a dalal nag waa koñ bi waaye damay bay sama invité yi kenn ku ci nekk nga présenté. asalaamaaleykum wa rahmatullah. maa ngi tudd Abdoul Kandé dëkk ci quartier Alwar fii. asalaamaaleykum man maa ngi tudd Sirajo Kandé dëkk Alwar fii juddoo fii màggee fii yaroo fii. auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta alimun hakim. asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. man maa ngi tudd Omar Kandé dëkk fii ci quartier Alwar. salaamaaleykum man maa ngi tudd Isidore Sagna dëkk fii si koñ bi juddoo fii màggee fii defee fi suñu enfance et tout quoi. am na solo ñoo ko dëggandoo sama invité yi daal nañ de présentation bu jaar yoon waaye ci pour fàttali leen dem leen di wax ni taxaw sama gox mooy émission bu bees bi nga xamante ne moom la waa Casamance Actu teg pour gën a fësal quartier yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci Ziguinchor waaye gannaaw loolu tamit dañuy may occasion quartier yi ku ci nekk mu mën a exprimer wu wax lan moo ko métti ci quartier wam ñaan li nga xamante ne moom la préféré ñu defal ko mooy profito di wax Sirajo Kandé nga defaral ñu benn présentation ci quartier bi nga xamante ne moom mooy Alwar. bon asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di leen remercier seen déplacement le fait que ngeen ñëw ci suñu quartier bi pour ñëw xam vraiment lu fi xew fii quartier bi Alwar la tudd ñu ngi koy dippee benn quartier boo xam ne Fuuta tur bi fa la jógee quartier bi nag yaatu na yaatuwul miir semte bi mooy collège enseignement supérieur général bi boo jëlee yoon boobu noonu ba ci station Elton bi nga dem à ta gauche ba ci Somivac bi nga dem ba benn koñ bu ñuy wax koñ Saara après nga remonté waat ba ci pavé yi loolu mooy limitu quartier bi chef de quartier bi nag mu ngi tudd Vieux Bar la tudd quartier bi fii am na benn école élémentaire am na fi ñaari juma ak benn jàkk am na fi tamit foyer des jeunes loolu moom moo nekk fii ci quartier bi su ma leen waree présenter lii laa leen di mën a wax amagul école secondaire amagul aussi lycée. quartier bi fii nii nag à 95% ñëpp ay jullit lañu pratiquement waaw loolu laa leen mënoon a présenter comme lu nekk ci quartier bi. macha allah ñu ngi rafetlu dugg bi nga xamante ne moom la dugg defaral ñu présentation quartier bi yaakaar naa képp ki nga xamante ne xamuloo Alwar occasion la nga mën a jàng ci moom li mu wax nii jaar na yoon waaye ñu ngi bàyyi mon père mu wax ci li nga xamante ne sans plus tarder mu wax ci li nga xamante ne moom mooy jafe-jafe yi nga xamante ne moom la waa Alwar di dund. jafe-jafe bu ñu gën a dund comme lu suma doom bi wax am nañu fi dispensaire. mais quartier bi yàgg na depuis 85 la ñu lotissé woon fii ñu joxe ko 95 depuis ñu joxe ko nag mbedd yu mag yi rek la ñu génne secondaire yi dañu soxla pour ñu génneel ñu ko dañu soxla yoonu bi jógee barrage ba hôpital régional boobu la ñu gën a aw bu ñu jógee ci sunu dispensaire bi mais yoon bi baaxul yoon yi daal pour ñëw Alwar ñun bu nawet jotee ci lëndëm la ñu dëkk parce que taxi boo nee maa ngi dem Alwar su la gànnul roos du ñëw léeg-léeg dispensaire bi dangay feebar ci guddi nga dem foofu ñu war a la yóbbu wala ku bugg a wasinte mu ñu war a ko jàllale kana taximaan yi nekk ci quartier bi ku def ngir yàlla ñu yee la nga yóbbul loolu yëpp ñàkk yoon yu baax lamp yi mbedda am na certain mbedda am na lamp mais lamp mbedda yi nanguñu boobu moo takkul su ma fàttewul juróom-ñaari at ci quartier bi lamp yi nekk ci mbedda bi takkul jooytu nañ ko nag xam naa ne dencu àggul même bu ñu buggee def daal def ci àggul mais nag ñun dañ ko soxla bu baax a baax surtout
yoon yi gis nga soo jógee nii ci booru daral bi ba ci sunu buntu kër yi daaw foofu dafa mel ni barrage moo fa nekkum parce que dañu indi woon foofu mbalit ñu sotti ñu bugg a ko rempli ndox bi fa nekkoon fekkee ñoom ndeke dañu bugg a loru xale yi ñoo mujje nettoyer loolu salte yi ak sagar yi yëpp ñu dindi ko xam naa ne mënuñu def lépp lii manqué fii mënuñ ko def lépp mais nag lu ñu gën a sonal moom mbedday ak lamp. damay bàyyi sama yeneen invité yi ñeneen ñu ñëwaat si yeneen problème yi nga xamante ne ñoom soxal na leen te bëgg nañ ko leen ci taxaw. ñun moom ñi ngi kontaan seen teewaay fii ndaxte may ngeen ñu occasion pour ñu wax suñu jafe-jafe quartier. wax dëgg yàlla ñun suñu quartier bi dañu soxla ku ñuy jàppale. fan yi ret ñu ngi koy waxtaanee ñu ne koñ bi foog ñu ndëppal ko. ndëpp bi mooy gisee ay ak magu koñ bi. maanaam ñi nga xam ne xam nañ leen ci koñ bi. ñu dem waxtaanal ñu ak autorités yi ndaxte autorités yi wax dëgg yàlla dañu fàtte suñu quartier bi man màggeewuma fii laa juddoo nag mais li ma fi bàyyoon ba léegi moom laa fi fekk te vraiment waroon nañ fi dépasser ndaxte man maay fanaan comme vigile ci suñu dispensaire bi ma dellu tuuti rek ci sama papa lu mu doon wax avant ñuy am fii ambulance léeg-léeg ndeysaan nga gis jigéen bu nar a wasin fekk mère bu màgget moo ko accompagner. ñu war ko jàllale man maay dem wuti taxi léeg-léeg su ma demee ba waxtaan ak taximan bi su ma ko nee alwaar ret wallahi dafay découragé léeg-léeg sax dafay ragal balaa ma koy topp ci mbirum yoon loolu ret moo ko fiy indi parce que dañ lay ne boo fi ñëwee da ngay réclamer panne te vraiment ñun waroon nañu romb foofu kon ñu ngi ñaan autorités yi nañu gëstu waa alwaar bu baax a baax te tamit ñun benn école lañ fi am. école bi moo couvrir quartier yu bari vraiment suñu tout tànk yi dañu xat ci école bi nañ ñu sakkal pexe ci suñu école bi man nu ma ko bàyyi woon ba léegi noonu laa ko fekkaat noonu laa fekkaate école vraiment te waroon na weesu foofu quartier bi daal pour gàttal am na jafe-jafe ñoo ngi woo autorités yi pour ñu gëstu waa alwaar dimbale waa alwaar ak éclairage bi tamit vraiment ñun moom gisuñu lampe bu fiy takk fii ci quartier bi te bala ngaa dem quartier bu dend ak ñun Kañalaan fii ngay njëkke jaar Kañalaan tey jii puso bu fa woddoon sax ñu for ko te alwaar amu ko te vraiment alwaar war na ko mën a am ñoo ngi ñaan autorités yi nañu gëstu waa alwaar dafa jot. merci beaucoup si opportunité bi ngeen ñu may mu ngi persister ba léegi ci biir koñ bi suñu papa Kandé wax na sànq affaire de yoon loolu mën naa ne c'est la première difficulté bi alwaar di jànkonteel. waaw boo xasee ba dem voyage wala nga dara ñëw dugg ci alwaar n'en parlons pas c'est tout le temps chauffeur yi peut-être dañ lay bëgg a teg ay yeneen prix yoo xam ne muy loolu te demeewul noonu. bu eggee nawet c'est pire encore bu eggee nawet taximan yi duñ fi sax bëgg a dugg yéen boo leen xoolee sa situation suñu yoon yi sax c'est carrément délabré donc loolu ay complications la et je pense que ñun mii dëkk ci koñ bi on fait le maximum. balaa nawet sa di jot sa parfois sax ñu jël xar suñu tànk tubéy jéem a defar yoon bi ak nuñ ko mënee avec les moyens de bord. sama suñu papa Kandé wax na fi sànq benn affaire boo xam ne ñun koñ bi métti woon nañu trop parce que on peut pas concevoir que suñu yoon bi am problème ñun on aurait pensé que la municipalité wala suñuy responsable quartier dinañu andil solution ci loolu ñu ñëw yokkal ñu problème daaw. te problème boobu je pense que c'est un problème d'insalubrité mooy ñàkk set te loolu mën na andi en quelque sorte ay feebar ci ñi mu jege woon. lan la ñu jël ay mbalit yoo xam ne nekk ci caniveau bi ñu ñëw sottil ñu ko suñu diggu koñ tali bi nga xam ne moom mooy dugg biir alwaar moom mooy tali central bu biir alwaar bu ñu nee alwaar mën naa ne entrée bi foofu la. ñëw sandil ñu ko foofu jóoral ñu ko foofu bàyyi ko fa ñu foog dañ koy ñëw tas ñu toog ay plus de 2 semaines ñu bàyyi ko noonu te on était ci période hivernage période nawet affaire bi gën a compliqué ñu ñëw benn bés tas tracteur bi ñu foog nañ jël peut-être ay xeer teg ko ci defuñu dara noonu lañ ko bàyyee dem seen yoon taw bi di taw ci kawam affaire bi di salté. doguma la sax mais période boobu nan ngeen ko dundee yéen koñ bi nan ngeen manifesté wu. donc je pense que suñuy autorité quartier suñu chef de quartier ñoom ñoo naroon def benn démarche boo xam ne pour dem foofu parce que man mii di wax fu ñu sotti place bi
fu ñu sotti mbalit moomu noonu li jógee ci caniveau ak ñoom ak seen fu ñu ko sotti en face place su sama grand frère la en face suñuy dëkkandoo lañu te foofu mun naa ne mooy yoon central bi dugg ci biir Alwar donc loolu méttoon na torop ci ñun mais dañu ne carrément ne vu que def nañu appel kenn tontuwuñu tracteur ñëw na def nañu li ñuy def c'est pas complet je pense que ñun jeunes yi waruñu toog noonu donc ñoom Siradio ak samay grand frère ak ñoom ak seen yeneen grand yi ñoom ñoo jóg ñu ne ñu carrément nañu jóg defar lii ci la ñu jóg ñëw defar loolu noonu mais jour boobu on a travaillé mais dañu gis na ne carrément ne situation boobu mënoon dugg sa ci biir ndox bi parce que c'était tellement sale météo na trop mais jéem nañu def avec les moyens de bord pour génn situation boobu même ba léegi sax boo leen demee sax da ngeen di gis marque bi foofu traçage bi mbuus yi ak ñoom ak seen on a fait quand même le maximum mais wax dëgg fa neex yàlla loolu kontaan nañu ci dara météo nañu trop. y a d'autres problèmes nag yi nga xam ne côté scolarité côté en quelque sorte jeunes yi nga xam ne dañuy teel a bàyyi école ak yeneen. voilà insécurité et tout. mën nga dellu ci nga préciser parce que moom déjà mi ngi wax ni benn école moo fi nekk ngeen rappeler ñu autouru école bi. école bi CMT lañ ko wax Amical Cabral je pense que ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañu personnalité bu ñu ko tuddee lu mu xeex ci biir Casamance fii pour am ko ak ci dëkkam CMT mën naa ne école bu yàgg la man jàngewuma fa man ci privé catholique yi laa jàngee mais CMT tout de même mën naa ne bu ñu nee CMT wax nañu Alwar mënuñu fa génnee Alwar mën naa ne si diggante ñaari koñ la nekk peut-être mooy Tilène ak Alwar mais mën naa ne mu ngi gën a centralisé wu ci koñ bu ñu naan Alwar mooy suñu koñ et grand bi lu muy wax mooy situation bi école bi nekkee je pense que c'est dans une situation vraiment délabrée aussi mur bi boo leen rombee da ngeen di gis chaque fois day gën di daanu dëmb rek maa ngi fay romb ak sama benn xarit ma ne ko mais lii gars yi lu dama tax duñu si trouver solution et pourtant suñuy rakk ñu ngi jàng foofu suñuy doom ñu ngi jàng foofu si biir classe yi même da ngay gis ne carrément murs yi y a des fissures et loolu c'est dangereux le problème ici au Sénégal damay jàpp ne dañuy def dara mais après ça y a pas de suivi te loolu war na mën a am lii mel ni école lii mel ni bërëb bi nga xam ne suñuy tuut tànk foofu la ñuy jàngee foofu la ñuy sàkku ji xam-xam je pense que le minimum mooy que mu am sécurité le minimum mooy que xale yi ñu nekk ci convivialité ci situation bu adéquat bu baax pour ñoom ñu mën a jàng seen jàng normal parce que ñaanuñu ko yàlla bés bu ñëwoon par exemple benn bâtiment daanu foofu noonu wala benn salle daanu wala benn zinc daanu wala affaire yu mel noonu dégâts bu fa mën a am situation bu fa mën a am kenn mënu ko wax donc pour éviter loolu yëpp nañu jéemaat xool situation boobu waaw loolu man moom ñu ngi koy ñaax suñuy autorité locale pour ñu mën si jóg parce que ñu ngi doon wax jamono yi passé lycée Djibock bii nii suñu président sax bokkoon na si ñu si doon wax mais CMT tamit mu ngi nii ñu ngi koy bàyyi noonu tranquille délabré terrain basket bi c'est dans une situation boo xam ne muy loolu mais peut-être que équipe bi ils ont eu à remporter quelque chose ba ñëw yéeg première division peut-être mën naa ne loolu tax na ba ñu xaw a defaraat terrain bi kese mais am na lu bëri loo xam ne war nañ ko defaraat CMT war nañu xoolaat quand même c'est une grande école exemplaire. macha allah rafetlu nañu dugg bi nga dugg développé nga lu am solo waaye dañuy bàyyi rek ki nga xamante ne moom mooy Siradio loo ci mën a dolli ak leneen li nga xamante ne moom nga mën a andi comme relance. damay bamtuwaat rek ñoom lu ñu wax parce que la répétition est pédagogique. ça ne peut pas tout faire mais y a le minimum qui est là minimum boo xam ne loolu ça demande pas de gros moyens loolu laajul loolu donc ñun ñëpp xam nañu situation Afrique. plus particulièrement Sénégal donc dara aussi xëyul rek mu sotti laajuñu pour ñu goudronnel ñu léegi nii wala ñu pavel ñu Alwar parce que à Ziguinchor wala au Sénégal sax mën naa wax ne du Alwar la yem te doole suñu dëkkee ñun ñëpp xam nañu ni ki demeewul noonu mais dama gëm ni yàlla minimum loo xam ne wax dëgg fa yàlla ci 21e siècle bi ñu toll nii niveau boobu noonu quelle que soit la situation pauvreté bu nekk ci suñu dëkk yi war nañu franchir étape boobu mooy lan au moins gars yi andi gradeurs yi waa mairie waa voirie yi ñu ñëw grader dégager yoon yi yëpp même buñ ko goudronné wul sax mais ñu dégager loolu demandé wul ay moyens yu bëri
parce que voirie yi fii nii camions yi 20 000 francs lañ koy loué boo ko loué fii 20 000 francs nga def ci carburant 30 000 mun nga dégager fii ay voies yu bëri nga bay ko noonu au moins nga xam ne mun nga toll fii gis kuy ñëw fële na le loolu dafay contribuer ci sécurité dëkk. loolu c'est le minimum loolu jafewul loolu même sax les autorités locales la mën nañu gérer situation boobu noonu yaa ngi comprendre mais wax dëgg fa yàlla suñu autorités yi war nañu def effort tuuti rek on demande pas beaucoup tuuti rek la ñuy laaj bu fekkee amuñu moyen wax dëgg fa yàlla pour pavé wala pour goudronner mais louer gradeurs yi loolu yomb na sax parce que loolu moo tax sax dañuy wax immigration clandestine pour jeunes yi bay ko mënuñu ko bay parce que espoir moom moo fi amatul espoir parce que nit su lay jiite aussi da ngay sentir ni ko voilà kii voilà il est là quoi nga sentir présence am daf lay motiver nga toog mais lu waa ji di wax tout le temps ci rajo yi rek on mange mal on dort mal on se soigne mal tout est mal. électricité bi may wax nii ñun man je parle en connaissance de cause fii à Alwar am na ay kër yoo xam ne ba fii may wax ak yow nii. waxuma waxu tali de mais amuñu électricité ndax lan parce que am na ay yoonu secondaire yoo xam ne léegi Senelec dafay bañ boo nekkee 3e position doo am courant parce que dañuy ne ki nekk première ak ki nekk 2e bi keneen bu waree nekk 3e rek première bi ak 2e bi ñoom seen courant dafay faible donc boo nekkee 3e position mooy que doo am comme par exemple fii ñu toog nii yoon bii nii benn poto Senelec jaaru fi ba ci école élémentaire bi fale na donc ce qui veut dire après étage bii nii kër yu nekk côté bale yëpp amuñu courant te loolu wax dëgg fa yàlla quelle que soit la pauvreté boo xam l'état du Sénégal mu ngi koy dund loolu mun na ko gérer yaa ngi comprendre te ñun dañuy sentir parfois sax surtout à Alwar qu'on est délaissé quoi parce que da ngay xool tey sama rakk bi wax na ko fii nii nee na Kanjalan puso bu la fa réeree guddi mun nga ko for parce que électricité mu ngi foofu à gogo grâce à kan ak le maire Tahibou Diédhiou parce que fa la dëkk wax dëgg fa yàlla foofu moom ñooñu ñu ngi koy delloo njukkal bu baax a baax te loolu wax dëgg fa yàlla taxawaay bi mu am foofu noonu autorité taxawaay boobu nga war a am boo nekkee ci gox gars yi sentir ne wax dëgg fa la yaa ngi waaw am na benn autorité boo xam ne fii la dëkk foofu dem fa pavé nañ fa yóbbu nañ fa électricité bu doy macha allah alhamdulilah donc ñun aussi fii à Alwar li ñuy laaj bëriwul nañu gradel suñu yoon yi ñu dégager yoon yi yëpp ñu xool yoon yoo xam ne dañ jàpp ne ay yoonu secondaire lañu affaire yooyu noonu loolu on pouvait comprendre ça il y a peut-être 30 ans de cela mais ci jamono buñ toll nii wax dëgg fa yàlla loolu ay quelques poteaux la rek secondaire yu ñuy wax noonu bëri na fii à Alwar yana am pagaay fii à Alwar ay yoon secondaire yoo xam ne benn poto Senelec dugg donc ñooñu ba fii may wax ak yéen poto SDE yi tamit pareil boo ci bëggoon il faut nga dem fay extension te loolu ñëpp xam nañu poto dafa cher benn poto mun nga ko fay fii ay 200 et quelques mille dafa cher tuyau SDE yi tamit noonu la bu jaarul ci secondaire yi boo buggee ndox il faut nga dem fay extension xam nga loolu boo amul doole mënuloo ko def donc vraiment ñu ngi ñaan autorité yi ñu gëstu waa Alwar parce que sonn nañu torop. au moins quartier bi accessible sax. waaw mu accessible parce que yéen mii di wax bi ngeen di ñëw fii nii xam ngeen li ngeen daj taximaan yi lu ñu leen taxé te boo xoolee boo nekkee ville nga ne Alwar ngay dem ñëpp xam nañu à Ziguinchor taxi téeméer la mais booy ñëw Alwar pourquoi ñu lay wax 1000 francs c'est comme si que Alwar bokkul ci commune Ziguinchor donc loolu rek interrogation la donc war nañu xam ni qu'il y a une situation qui est à Alwar qu'il faut régler parce que comme si que ñun bu fekkee tamit nag léegi Saldimingu la ñu bokk gars yi wax ñu ko bu fekkee tam ci commune bi lañ bokk ñu xam ko. ñu am kenn ki nga xamante ne daf ñu rejoindre dañ koy bàyyi mu wax moom la kan ba pare. asalaamaaleykum wa rahmatullah di leen ziare waa CasamanceActu.com. parce que xam na li ngeen daj bi léegi Alwar fii ñu leen di ñaanal jaamu man la Aliou Mballo dëkk Ziguinchor quartier bu ñu ne Alwar. voilà Aliou dëgg nga sa frère yi li nga xamante ne moom la ñu wax mais man pratiquement dama lay laaj ci wàllu ndox bi parce que moom laal na ko mais développé wu ko nan ngeen di dundee jafe-jafe ndox fii ci quartier bi. wax dëgg fa yàlla actuellement ni am nañu problème ndox parce que fii chaque jour que jëfee da ngay gis ay robinet yi nga xamante ni nag mi nekk ak sa robinet chaque jour ay coupure ngay gis te nit mënoo déplacé kër bële ngay ñëw di root ndox te am nga robinet sa biir kër loolu dafa métti dañu bëgg a gars yi jàppale ñu si loolu si coupure bi. gars yi jàppale ñu si robinet parce que bëgg nga da nga fiy bëgg a def robinet sa biir kër
te da ngay dem ngay déposer say demande pour nga am ko y a des problèmes loolu la ñu bëgg gars yi jàppale ñu si bu fekkee ñoom ñu ngi ñuy dégg lañ leen ñaan lillahi wa rasuli ñu jàppale ñu si loolu ñun tamit Sénégal la ñu bokk gars yi bu ñu jàppee ñun Guinée Bissau lañ bokk bokkuñu Guinée Bissau Sénégal lañ bokk te boo bokkee Guinée Sénégal bi te nga bëgg fi dara mënoo ko am dellu Guinée Bissau sax mooy koy génn. mais Omar nga nekk fi nga xamante ne hôpital la ñu bëggoon xam waa hôpital ñoom nan la ñuy dundee tamit bu ñu amee yenn jafe-jafe ndox yi. yàggul sa barki demb rek dafa am coupure bi fa amoon ndeysaan moo tax da ngay gis ñu wut ay siwo ñu dem ci teen yi di root di sotti ci toilette bi te vraiment waroon na mun a ñàkk maa ngi leen di remercier ci loolu da ngay gis bu dee 4 personnes ñoo fa nekk ñu ne ñaar ñi yéen toog leen ngeen xaar ngeen def liggéey bi ñaar ñi wut ay paan dem ci teen bi di root ñu koy duy ci toilette bi. fii moom robinet am ko fii daanaka amul sens ndaxte xawma côté bu ñu dëkkee la xawma nu mu fa demee ba ñun suñu kër fii léeg-léeg da ngay fekk yeneen robinet yi di xelli ndox ñun suñu kër mënul xelli ndox wala nga dem suñu kër mi ngi xelli ndox beneen kër mënul xelli ndox vraiment bëggoon nañ ñu yokkal ñu ndox mi nu muy ñëwee ba ñu mun ci jot comme nu mu waree. am nañ fi benn école élémentaire wax dëgg yàlla barki demb rek laa fa dem di lijjanti mbirum suma doom mais école bi dafa si charge école bi dafa bëri. te vraiment ak période Covid bu ñu nekk bëgg nañu autorités yi ñu ñëw gëstul ñu suñu école bi ñu xool école bi suñu xale yi nu ñuy dundee ndaxte école bu xatee man pour man munoo fa jàngal nit ba nga def ci boppam bi dara. bëggoon nañ ku ñu ciy jàppale. maa ngi woo waa mairie bu baax a baax ñu gëstu waa Alwar. ndaxte booy lim fii quartier yoo xam ne musuñu manifester ngir seen quartier Alwar ci la bokk na nag lu tax ñun duñu manifester ñun ci yarin bi la ndaxte sama grand frère bi wax na la fii 99% daanaka musulman la te ba pare fii chrétiens yi ay pratiquants lañu dañuy dem église di dem kapsis vraiment macha allah ñu dëkk ak ñoom dëkkin bu rafet moo tax ñu toog rek. di xaar yàlla ba waxoon nañu vraiment koñ bi foog ñu ndëppal ko ndëpp bi mooy ñu woo magu koñ bi ñu waxtaanee suñu koñ bi ñu dimbale ñu si suñu koñ bi ndaxte gis nga man su ma fanaanee dispensaire léeg-léeg bokk na luy tax ma xam ne malade mi ngi ñëw xaj yuy mbow xam nga loolu dafa garaaw. te ni tamit ñun am nañu loo xam ne koñ yu bëri amuñu ko ñun suñu koñ bi am na 7 daara alxuraan am na ko bëggoon nañu fu ñuy jàppale ci mbirum daara alxuraan yi bëgg nañu loolu lan lañu bëgg ci daara alxuraan yi mooy vraiment ñu wutal ñu fu ñuy jàngee parce que da ngay gis koo xam ne dafa demoon jàngi ñëw amul salaire amul saa fu mu tabax pour xale yi jàng mais comme kooku maire yi mun na ñëw ne ko waaw yow fan nga dëkk fii am na espace mu tabaxal la fa nga fay jàngal seen parents dañuy joxe temps mais ndeysaan dañuy ne mbirum alxuraan la rek xam nga du ñu joxe te xale bu ñu joxewul doo mun a jënd basan doo mun a jënd satala fu ñuy jàppee te yaa ngi dégg te lu ñuy jàppalee école bi noonu la ñu war a jàppalee daara parce que daara dafa bokk ci Sénégal daara dafay contribuer ci Sénégal vraiment bëgg naa nguur bi ak mairie bi ñu jàppale daara yi daara Alwar yëpp de daara yu nekk ci Sénégal yaa ngi dégg rawatina nag daara yu nekk Ziguinchor ndaxte vraiment boo bala ngaa jaamu yàlla da ngay jàng te boo jàngul doo xam soo xamul nag nooy jaamu yee suñu borom maa ngi woo vraiment autorité yi nguur bi ak autorité locale yi vraiment ñu dimbale ñu daara yi ñu dimbale ñu quartier bi. may rafetlu bu baax question yi nga xamante ni moom la ñu andi mais réponse yi tamit wax dëgg yàlla ñu ngi jooytu te du ko mës a tey Alwar nekk na quartier bi nga xamante ne bu ñu sañee wala am fit wax ko c'est laissé en rade war nañ ci góorgóorlu mais ma bëggoon rek dellu si ak ki nga xamante ne moom mooy Isidore en dehors de mbalit bi nga wax ni moom lañ leen andi daaw yéen ci koñ bi est-ce que am ngeen fi coono mbalit ndax réalité la. vu que amuñu auto boo xam ne benn ordure boo xam ne day ñëw ba fii récupérer ay mbalit waaw peut-être que dañu nekk hors de la ville wala hors je vais dire peut-être de Ziguinchor raison pour laquelle amul loolu mais y a pas de problème pour ñun loolu on gère la situation en attendant que peut-être comme lu ñuy ñaxtu nii mu ñëw donc problème de mbalit boobu tamit
bokk na ci insalubrité. Je pense que si rajo lu mu fi waxoon sànq am na yenn yoo xam ne c'est le minimum bi nga nar a defal sa population locale yi nga nar a defaral sa quartier. Donc question de mbalit bi parfois bu ñu tombee ci nawet c'est un peu difficile yooyu dañuy bëri te pour ngeen taal ko ak nawet bi xam nañu Ziguinchor nu mu mel day taw pratiquement il y a des pluies intermittentes 2 jours voire 3 jours de pluie intermittente mais boo génnee sa mbalit nga tuur ko ci biti keneen génnee mu tuur ci biti taa boobu noonu yëpp bii di entassé wu yow mënoo ko taal parce que mu ngi taw mais ça pose problème yooyu dañ fay ñëw dëkk wasaare dem ci biir kër yi jox feebar xale yi jox feebar waa famille bi après c'est des problèmes ñan ñooy ñëw sonn waa dispensaire bi. Donc pourtant loolu mën nañ ko éviter à ce que ñu andil ñu ay auto ñu ñëw jël sul ñu suñuy ordure parce que tout de même quoi que l'on dise tey bu ñu nekkoon ci beneen secteur lii du am ci leen fan ngay gis wala par exemple je vais dire Kandé fan ngay gis ci yoon bi wala ci pavé fu ñuy dajale mbalit y en a pas. Mais vu que nous on est dans une situation ou bien je dirais reculée, raison pour laquelle dañu ne ñi grawul ñi ngi ci côté boo xam ne bon suuf la ils vont se débrouiller avec leurs ordures et tout. Mais n'oublions pas que ce sont des gens qui habitent ici. Donc il faudrait quand même tout de même un minimum de respect envers cette population d'Aloir, envers les autres quartiers même qui sont dans la même situation que nous. Parce que ñu ngi joytu mais am na ñeneen tamit ñu nekk ñi nga xam ne ñu ngi ci situation voire même pire. Donc loolu noonu c'est un problème boo xam ne c'est à régler. Ci nord bi duñ ko sentir parce que on gère nos poubelles à nous. Comme je l'ai dit, famille ñooy xool fan la ñuy dajale tour seen mbalit après ils vont se dire ils vont se concerter et se dire que ku sandi mbalit na nga lakk. Vous réglez un problème. Ce problème-là vous permettra de régler un autre problème qui est derrière ce problème. Mooy lan dañu defaral yoon yi defaral ñu éclairage à ce que ces voitures-là ñu mën a ñëw ba fii jël ordure yooyu yóbbu ko. ñuy rafetlu bu baax li nga xamante ne moom mooy intervention suñu invité yi ma leen di fàttali ni yéen a ngi seen émission taxaw sama gox bi nga xamante ne Casamance Actu tey ñu ngi am mbégte dalal ñi nga xamante ne ñoom ñooy waay Alwar waaye bañ a tardé rek damay laaj ci rajo ndax li nga xamante ne moom mooy conflit de jeunesse mi ngi am fii. Fléau de jeunesse autant pour moi ndax mi ngi am fi xale yi nga xamante ne dañuy bàyyi jàng wala ñenn ñi sax ñuy continuer jàng mais jaay dëgër lu fit wala di créer seen benn gang jéem a semer le boucan ci quartier yi. alhamdulilah nag fii dañuy sant yàlla comme sama rakk bi nu mu la ko waxee rek parce que quartier boo xam ne am na ay set daara parce que fii da ngay gis ku yor saraxam escale. daf koy ŋàbb escale ba Alwar parce que Alwar même ci biir ville bi boo waxee rek pratiquement dañ lay ne foofu ay taalibe kese ñoom ñoo fa dëkk la preuve ñëw ngeen fi ñun ñëpp fii ay taalibe lañu ci ziyaara ngeen ñu fekk moo tax sax ngeen fekk ñu ci habillement bi ngeen ñu fekk nii donc pour délinquance mu am fii dafay xaw a jafe tuuti parce que tamit chrétiens yu fi nekk ñëpp ay pratiquants lañu donc voilà te am na loo xam ne bu jiituwee ci sa éducation rek da ngay jomb def yenn yi fii wax dëgg fa yàlla ay affaire de délinquance yooyu noonu amu fi wax dëgg fa yàlla fii nit mënu la ne fii wala gars yi jamante nañ fii paaka wala agressé nañ fii nit malgré nag situation obscurité bi nekk ci koñ bi mais loolu amu fi wax dëgg fa yàlla wala am na ku ñu poignardé affaire yu demee noonu wax dëgg fa yàlla loolu moom amu fi. te xale yi macha allah alhamdulilah déggal nañu mag ñi torop parce que lépp ci éducation de base bi la rek alhamdulilah loolu moo wax dëgg fa yàlla amu fi parce que loolu moo tax bi ngeen fi ñëwee ma ne leen il faut ñu woo suñu benn pap mu ñëw boo xoolee moom moo tijji waxtaan bi te moom mooy naayam ci juma grande mosquée bi parce que fii ñaari juma moom moo fi nekk loolu moom wax dëgg fa yàlla ñu ngi sant yàlla ci côté boobu loolu amu fi wax dëgg fa yàlla. kon alhamdulilah rek la ñuy wax di gis ne Alwar exception la ci yenn quartier yi fii ci Ziguinchor waaye rek dañuy laaj Aliou mu jéem a ardu ci li nga xamante ne moom mooy association wala ASC bi fii ASC Alwar ban taxawaay la ASC bi am ci jafe-jafe yi nga xamante ne moom la waa koñ bi di ASC bi moom wax dëgg fa yàlla ñoo leen di remercier si côté boobu parce que lu nekk ñu ngi koy jéem si jeunes yi lu nekk nag parce que ñu ngi fiy def ay tournois yi nga xamante ne pour jeunes yi la te defuñ ko ASC yi quartier bi la ñu créé ay équipe ñëw di jouer suñ tournoi loolu pour jàppale jeunes yi la damay ñaan yàlla ñi ASC bi si lu mu somb ne
ñu yeggali ko si jàmm ak salaam. ASC Alwar bëri na ASC yu fi nekk waaye comme ASC Alwar waxuma la amul waaye bëri wut ASC bi lu ñuy defaral si quartier bi te si lu ñuy defaral jeunes yi loolu ñun ñoo ko xam parce que fépp foofu dem pour ASC Alwar amul foo ko dul dégg liggéey la te ñi ñoo la nar a wax si loolu parce que man nekkuma si ASC bi jeune la damay dem di leen seetaan comme ñu leen di ñaanal yàlla fépp fu ñu bëgg a yegg nan leen fu yàlla yeggali yàlla na leen yàlla taxaw ñi nekk suñu grand yi ñoom ñooy gérer suñu ASC fan yi ginnaaw passé rek ñu ngi ni ñuy def yi ay affaires yu garaaw nag bëggoon na fi jouer benn final waaye final mu jëwul antu ay jafe-jafe moo ko taxoon waaw ñu leen di ñaanal yàlla quoi. ok si rajo dëgg nga li mu wax yow tamit mag nga si koñ bi leader nga si koñ bi nga wax ñu ASC bi ban taxawaay la am ci koñ bi. voilà comme moom ni mu ko waxee rek parce que yaakaar naa ñun miy toog fii nii kii sama rakk la moom aussi sama rakk la kii tamit kazalika noonu mais man je suis mieux placé pour wax ci parce que man membre au premier rang de l'ASC Alwar la. te vous arrivez sax au bon moment parce que suba la suñu assemblée générale bi suba la ñuy renouveler bureau boo xam ne def na fi 4 ans ASC bi ASC Alwar la tudd ñu ngi koy créé à 1990 ren ci 2020 bi tout récemment sax ci mois de décembre bi la ñu fêté suñu 30 ans de manière sobre nag lañ ko fêté parce que vu la situation du Covid donc ñu fêté ko de manière sobre. donc ASC bu mag la donte gañewul ay trophée yu bëri mais ASC bu mag la parce que loolu dafay am na équipe yoo xam ne du seen palmarès moom moo leen di déterminer mais ASC bu am doole la ci commune bi depuis leur création nag on a eu à gagner 2 trophées en senior ñu gagné benn trophée en cadet ñu perte nag final yu bëri perte nañu final yu bëri surtout en cadet nag. perte nañu tamit ay final en senior mais ASC bu mag la ci commune bi boo xoolee daaw ñoo ne woon champion en titre ce qui veut dire que 2018 bi ASC Alwar moom moo nekkoon champion en titre ci zone 1A bu Ziguinchor donc li ma mën a wax ci ASC bi mooy que ay jeunes yu engagé ñoom ñoo fi nekk parce que ñun je peux dire que on a le plus jeune président de l'ASC au Sénégal parce que ñun suñu président 27 ans la am. bi muy nekk président en 2016 24 ans waaw la amoon 24 ans donc li ma wax kenn mënu ko dindi ñun ñoo fi yor président ASC bu gën a jeune ci Sénégal te bi muy nekk président ASC bi étudiant la yàlla def nag 3 ans lañ def parce que ren nawetaan amul mandat ASC yi 4 ans la ren nawetaan amul ci suñu 3 ans yi suñu première année dañu dem finale en cadet senior yi dem demi-finale suñu deuxième année ñu dem finale en senior ñu remporter finale bi loolu laa mën a wax ci palmarèsu équipe bi gagné nañu 2 trophées en senior benn trophée en cadet ñu perte finale yu bëri ASC bi nag am na ay difficultés yu bëree comme dans tous les ASC loolu dafay am parce que boo xoolee ASC yi ay jeunes kese lay réunir te ku wax jeune rek wax ñoo xam ne dañuy ànd ak deret bu tàng donc ñun on a un quartier vraiment très chaud mais quartier bu neex la parce que lépp luñ fi xewle moom wax dëgg fa yàlla boo ñëwee da ngay xam ne ñii duñu def loo xam ne wala lu xajam lay doon quoi. ñuy rafetlu bu baax li nga xamante ne moom la andi ci développement ci wàllu li nga xamante ne moom moo saxal ASC bu Alwar waaye Omar sans plus tarder dañuy ñëw ci moom neexaay bi nga xamante ne moom la wax ci quartier bi yow lan nga am loo ciy dolli ak tamit vie associative bi xale yi ak mag yi lan la ñuy dundee ci koñ bi. waaw comme sama grand frère bi si rajo nu mu la ko waxee ñun moom sant yàlla war nañu. ndax lu tax sant yàlla war ñu vraiment suñu quartier bi macha allah gis nga suñu mag ñi ñoo njëkk a déggoo su ma nee mag ñi nag mooy gis nga lu muy am ñetti jumaa yëpp imaam yi dañuy jaaroo taal. xam nga léeg-léeg nga gis quartier boo xam ne am na ay imaam yu dul jaaroo taal mais yu ñun yàlla dimbale nañu suñu imaam yi dañuy demalante di dikkalante di daje ci ay tudd ay jàng kaamil te toogaay bi sa wone na ko ndaxte ñun ay musulman lañu
kii chrétien te gis nga lu xew seen kër lu ne daf ñuy invité ñun tamit lu xew suñu kër lu ne dañ koy invité ba suñu ziyaara bi dafay futteeku di liggéey magam yi noonu. ma dellu si yow ki nga xamante ne moom mooy Isidore rapidement est-ce que en dehors de ASC en dehors de yenn mouvement yi est-ce que fii jeunes yi am nañu benn groupement bi nga xamante ne parce que émission bi taxaw sama gox la ñu wax donc yéen jeunes yi est-ce que am na benn association wala benn mouvement bi fi am bi nga xamante ne jógu leen lu dul lijjanti problème mu quartier bi. côté boobu noonu je pense que la jeunesse d'Aloir mën naa ne ils sont mitigés maanaam daal. Engagé nañu benn côté mais d'un autre côté xaw na des engagé nañu ci benn côté ci ban fànn amoon na fi am na ba léegi sax je vais dire benn association bu fi nekk pour l'instant ñu tuddee ko COGEDA voilà boobu mu ngi jàppale en quelque sorte tamit koñ bi ci yeneen événement yoo xam ne dañ koy organiser amoon na fi association bu tudd benn tali parce que bon bokk na ci sous quartier bi ci sous quartier yi en quelque sorte association boobu bon il n'y a pas eu de vie pourquoi parce que engagement bi mën naa ne peut-être desoon na mais ñu ngi doon seet en quelque sorte loo xam ne mooy jëmale quartier bi kanam amoon ay programme yoo xam ne ñu ngi ko doon bëgg a ficeler pour intégrer yeneen nouveauté ci biir koñ bi mais comme je le disais tout à l'heure am na côté bu baax am na côté bu bon donc engagement boobu moo manqué woon raison pour laquelle association boobu demul en quelque sorte yeggul fu mu bëggoon yegg côté COGEDA ils ont eu à organiser par exemple ay sensibilisation journée de sensibilisation ay journée de don de sang donc c'est quelque chose de très important bu ñu nekkee ci quartier boo xam ne ni y a beaucoup de jeunes et mën nañ ne côté waxtaan entre parents ak enfants ça manque parce que y a un côté genre mën naa ne tabou maanaam daal entre waajur ak doom am na yeneen wax yoo xam ne warut a am donc je pense que loolu noonu genre sensibilisation yooyu noonu dafa war a mën a am et COGEDA ils se sont lancés dans cette optique-là de faire des sensibilisations avec zéro tabou def ay activités setal ci biir koñ bi def ay activités genre de reboisement ak yeneen yoo xam ne ñu ngi ko doon jéem a def donc loolu noonu dafa bokk ci développement wu quartier c'est pas seulement comme ci rajo nu mu ko waxoon il faut pas toujours attendre de l'État il faut pas toujours attendre des autorités il faut que yéen waa quartier bi tamit ngeen def dara pour seen quartier ASC bi mu ngi fii certes mais bu amee ay yeneen association yoo xam ne ils sont hors du cadre sportif hors du cadre loisir ils peuvent organiser d'autres choses parce que bu ñu nee ASC c'est association sportive et culturelle donc bu ñu fàttee côté culturel bi c'est très important ci ASC yi te loolu c'est pas seulement dans les ASC de Ziguinchor c'est dans les ASC de tout le Sénégal il y a l'absence quasi présente de la culture sport kese la ñuy wax te sport bi lan lañ fay def seulement du football te football kese du sport on parle de sport donc war nañu mën a jël yeneen discipline dugal ko foofu noonu. ñi nga xamante ne ñoom ñooy responsable yi wala sa moromu jeunes yi dëgg nañ li nga wax te dinañ ci jéem a xool ban taxawaay lañ ciy amaat pour ngeen gën a mën a taxaw seen quartier bi nga xamante ne moom mooy Aloir ci rajo pour avancer yow lan ngay am ci li ngay lancer appel d'après li ngeen fi wax lépp. li may njëkkee ñaan autorités locales yi ñu ñëw jël auto voirie yi. ñu def ci essence ñëw ñu génnee tali yi yëpp loolu laay ñaan parce que quartier bi lotissé nañ ko ba pare lu fi des mooy ñëw dégager yoon yi yaa ngi comprendre bu weesoo loolu ñu xool yoonu secondaire yi nga xam ne ni ki vraiment am na ñu nekk ci ginnaaw yoonu secondaire yooyu noonu ñu dugal fa ay poto ñëpp am courant parce que loolu c'est vital loolu ci dundu doomu aadama ci 21e siècle bu ñu toll nii loolu wax dëgg fa yàlla boo ko amul rek mënuloo dund boo amulee ndox amuloo courant amuloo sax au moins fi nga mën a jaar loolu donc xam nga dafay xaw a métti léegi leneen li pour l'emploi des jeunes man moom je suis vraiment man sama indépendance bopp laay demee parce que man agent multiple la fu am xaalis rek ma dem wuti xaalis xaaruma dara ci état mais am na ñoo xam ne ils ont fait des études supérieures ils ont des diplômes yoo xam ne wax dëgg fa yàlla mën nañu espérer quelque chose de l'État parce que seen jàng yóbbu na leen foo xam ne vraiment tey ne leen teg leen seen diplôme yi fële ngeen dem béy comprendre nga wala ngeen dem defi di commerce mooy que vraiment yaa ngi leen di saaga mooy
at yu ñu def ci école yi yëpp yaa ngi leen di saaga donc jeunes yooyu aussi nañu xool nañ lañ leen di insérer bu ñu leen mënul insérer au moins ku nekk xam nga kii lii mooy spécialité wam nga ñëw soutenir ko financer ko jàppale ko accompagner ko ba mu mun a monter propre entreprise am parce que dëgg la état mënul jox ñëpp liggéey c'est impossible mais état mën na accompagner am na ñoo xam ne boo leen joxoon tey 50 000 rek ñu démarrer seen entreprise 50 000 boo leen ko joxoon rek wala 100 000 francs ñu démarrer seen entreprise donc lu ñuy laaj vraiment c'est faisable loolu du fi mën a rey benn autorité léegi pour revenir un peu en arrière ci engagement waa Alwar fas lu mu daw yokku ko ay yat du ci wàññi dara am na fii ñoo xam ne ils sont engagés mais am na ñoo xam ne mën naa ne ils sont en retard parce que lu tax dëgg la les politiques ont tendance vraiment à nous mentir loolu moom nga wax ko ak nga bañ ko wax loolu moom moo fi nekk mais loolu c'est pas une raison que nga décourager ba képp ku la woo réunion pour ñu xool nan la ñuy améliorer les choses rek nga ne ah c'est politique. comprendre que te politique du lépp bon parce que même la religion elle est politique comprendre nga donc du ku la woo kaay ñu xool parce que aussi Paris du yàlla moo def Paris ni mu mel ah waa France ñoo def Paris ni mu mel donc fii aussi il faut que ñu xam ne ñun bu waree taaru ñun ñoo koy taaral donc. boo ne yow képp ku la woo réunion rek ah politique la ah du ma dem ñii ah ay fen kese la mais fen yooyu noonu il faut nga dugg ci politique pour jëlee fi comme ni ko Sonko di ko waxee système bi fi nekk boo ko buggee jëlee fi du da ngay toog rek ah lii politique la dafa salte man sama yoon new si donc boo waxee loolu keneen wax loolu kañ la li fi salte kañ la fi jóge du fi mus a jóge il faut que jeunes yi conscient ci loolu ñu jóg engagé wu bu fekkee fen moo nekk ci politique ñu jóg jëlee ko fi ñuy jël ay initiative parce que Paris comme li ma wax sànq rek du yàlla moom moo tabax Paris français yi ñoom ñoo tabax Paris donc fii Sénégal aussi en commençant ci suñu quartier bi bu waree jekk ñun ñoo koy jekkal ñun mi nga xam ne guddi fii la ñuy ñibbis. man damay remercier ñi fi toog ndaxte ñoom dafa am ci lu ñu góorgóorlu li nga xam ne état moo ko waroon def. ndaxte suma frère Isdor wax na ko mu ne amoon na benn association bu nekkoon benn tali mais mujjewul yegg fu mu bëggoon mais góorgóorlu nañu am na lu ñu def ndaxte lan ñoom jëloon nañu ñi nga xam ne ci quartier bi la ñu dëkk te ñuy jàngee université ñu dem ab école camp di renforcer xale yi seen jàng mais loolu pour man loolu état la waroon te ba pare kenn mayu leen craie ñoom ñoo doon cotiser di jënd craie laajuñu ko xale yi de ñoom i neen kon ñooñu dafa am lu ñu def maa ngi leen di remercier ci loolu. parce que sànq grand frère bi wax na ko mu ne fas lu muy daw du tee ñu labbali ko kon dañuy labbali gars yi rek ñu ngeen a jàpp ci koñ bi comme ça ñun suñu jàppee koñ bi état ñëw fekk ñu ci mais vraiment ñi ngi def lu ñu moñ waaye nañu gën a góorgóorlu loolu bu weesuyee man ci sama domaine foofu laay gën a woo autorité yi mooy nañu jàppale daara Sénégal waxuma daara Ziguinchor rek de wala daara Alwar daara Sénégal ndaxte da ngay gis borom daara boo xam ne dafay fay impôt mais impôt bu muy fay noonu dafa war a dellu si ci moom mais Sénégal rek la ñu jël ñu ne daara yow amoo ci xaalis Sénégal 1 franc loolu Sénégal rek la am te moo ne sëriñ daara bi mi ngi fay impôt parce que buy fay facture am dafa am lu ñu fay teg bu demee bitik jënd tàngal mais tàngal boobu dafa fay impôt kon moom mu ngi ciy participer mais lu tax léegi daara amu ci dara kon nag maa ngi woo ñu gëstu daara Sénégal waaye rawatina autorité locale yu nekk Ziguinchor nañu gëstu daara Ziguinchor parce que comme Oustaz Alioune Sall nu mu koy waxee daara kenn du ko jàppale daara dañ ciy jàpp boo jàppee mooy doo génnee sa loxo loolu mooy jàpp mais jàppale mooy waaw yaa ngi jàpp rek ba sa soxla ñëw nga dem bàyyi ko fa kon daara kenn du ko jàppale da nga ciy jàpp kon man ci domaine boobu laa yëngatu maa ngi ciy woo autorités yi bu baax a baax. appel bi may lancé envers suñuy autorités locales je pense que c'est simple lu ñu fi wax yëpp wax nañu waxu yoon c'est important nañ ci jóg de telle sorte que ne population yi nekk biir Alwar ñu mën a dugg ci seen koñ sans difficulté éclairage bi mën fi nekk waa quartier bi certes ils font avec les moyens de bord comme nu mu ko waxoon sànq association bi nekkoon benn tali
juste sous quartier bu nekk fii nii ils avaient lancé un programme de réinsertion des jeunes di def ay mën naa ko tuddee genre cours de vacances wala cours de renforcement loolu baax na si parce que gis nañu fii si biir koñ bi en quelque sorte ay jeunes yi nga xam ne dañu teel a bàyyi école lan moo tax il faut se poser la question ndax peut-être ñàkk moyen ndax peut-être ñàkk ambition te loolu moo am ci koñ bi donc ñun lu ñuy ñaax mooy que ne lu mu ko waxee sànq yoon bi nañu ko defal au moins le minimum yoon bi di jógee Semté grande route boobu noonu bu ñu ko mënee gratter defaral ñu ko même bu ñu fa defal goudron sax nañ fa def au moins pavé au moins comme ça foofu au moins oto yi bu ñu ñëwee ba fii nii mën nañu wàcc foofu yow au moins yi nga mën a dox benn 100 mètres 200 mètres dugg ci sa biir koñ tranquille mais fan la ñuy yem ci taliba la ñuy yem wala pour ñu dugg ci fi il faut que tu payes plus donc c'est des problèmes loolu bu ñu ko réglé nañu mun régler yeneen problème ci biir ñu defaral ñu tamit suñu école yi nekk fii yi nga xam ne dafa délabré école Camp mu ngi fii nu mu tuddati sax Semté mu ngi fii dispensaire bi on a senti que voilà sentir nañ ne carrément que c'est une nécessité parce que santé dafa doon lu primordial ci dëkk ci quartier ci région et tout santé dafa doon lu primordial wér-gu-yaram bu ñuy ñaan sax dañuy ñaan wér-gu-yaram en premier donc loolu noonu au moins ils ont écouté avec la bonne oreille jox nañu seen nopp bu baax comme ni ñu koy waxee ci olof boobu au moins am na ay avancement bu ñu demee tey ba am en quelque sorte benn ambulance su suñu dispensaire donc loolu franchement lu ñuy rafetlu la parce que y avait des moments yoo xam ne n'en parlons même pas c'était une situation désastreuse donc loolu noonu ñu ngi leen di féliciter ci loolu au moins bàyyi nañu xel ci loolu mais tamit nañ ñu bàyyi xel ci lu ñuy wax ci yoon bi ci éclairage bi ci insalubrité bi am ci koñ bi bu ñu eggee surtout nawet bu ñu fàttee ne ñu ngi Ziguinchor te Alwaar mu ngi fii donc loolu la ñuy ñaan suñuy autorité am na solo ñuy rafetlu bu baax li nga xamante ne intervention ñi fi toog yëpp ñu ngi koy rafetlu bu baax ñu ngi kontaane bu baax ñoom tamit li nga xamante ne moom la ñu ànd ci seen quartier bi nga xamante ne moom mooy Alwaar ñu wax fi nag lu am solo jafe-jafe yi nga xamante ne moom la ñuy dund moom la ñuy dund yëpp li ko dalee ci ndox électricité ba ci mbalit waaye tamit wax nañu si li nga xamante ne mooy seen yoon yi nga xamante ne moom la ñuy jooytu te duñ si mës a tàyyi yaakaar naa autorités yi dëgg nañ leen bonne volonté yi dëgg nañ leen ñu ngi rafetlu bu baax encore une fois li nga xamante ne moom ngeen ñu dalal ñun tamit ñu dalal leen ci émission bi ngeen dalal ñu ci jàmm ak salaam waaye wax ñu tamit ni Alwaar quartier bu religieuse la que ça soit chrétiens yi ak musulmans yi ñu ngi dund ci parfaite communion loolu lu ñuy rafetlu la lu ñuy saluer la ñu ngi kontaan bu baax ci waa Alwaar encore une fois may remercier samay caméra wu mën di Seynabou Sané à la réalisation Boubacar Sambou moo ci nekkoon Ndeye Maimouna Sadio moo doon nekkoon ci kaddu gi ñu ngi leen di remercier équipe Casamance Actu yëpp di leen wax ni seen émission taxaw sama gox di ngeen ko am beneen yoon waaye ci beneen quartier incha allah.